voilà donc rubrique càmm gi comme ni ñu ko annoncé woon ci ndorteel bi Mbaye dalal fi tey docteur Ndiaye di vétérinaire bu ko defee Mbaye ngeen daal di waxtaanee li nga xamante ni moo di xar yi ak itam wàllum échographie. waaw ci semaine bi passée dañu defoon benn panel bu am solo fii ci banlieue bi wër ci ay quelques éleveurs yoo xamante ni tey jii dañ leen doon defal ay échographe ci wàllu xar yi yoo xamante dañ leen ko defaloon gratuite am na lu ñu fa jëlee bu Cheikh pare ñu dem seetaan ko te ñëw. D'accord. gis nañu élément bi nga xamante ne Mbaye moom nga jële woon fi nga demoon. waaw ci banlieue bi la maanaam def nañ ko ñaari fan yoo xamante ni dañ fa doon def benn panel wër ci kër éleveurs yi di échographe xar yi. buñ fa jógee ñu def benn journée scientifique boo xamante ci waxtaan ci wér-gu-yaramu xar yi docteur Ndiaye seetaan nga li ñu jële woon fële ci banlieue bi gan yi nga xam ne ñëw nañ fi question bi ñu lay njëkk a laaj lan moo waraloon seen teewaay échographe rek ci lañ yemoon wala. waaw jërëjëf Mbaye ñu ngi leen di sant bu baax ci occasion bi ngeen ñu permettre ñu mën a exprimer wu ci action yi la ñu defoon semaine passée léegi man maa ngi liggéeyee ci benn société du mu wax tur parce que sinon day xaw a nekk publicité voilà ci benn société boo xamante ni day jëlee garab bu tim réew indi ko biir Sénégal ci wàllu càmm yépp nag lu ko dalee ci ginaar ba ci giléem ak ci wàllu type de production yépp moom mooy wàllu xar wàllu nen wàllu poulet de chair ak yépp lépp luy développer élevage danañ jëli garab bu méngoog loolu indi ko fii yàlla def nag ñu am ay partenaires yoo xamante ni dañuy ñëw bëgg a liggéey ci wàllu reproduction bu ñu ko waxee surtout reproduction ovine bu ñu ko waxee mooy seen façon am doom léegi te ñoom amul expérience ci Afrique léegi ñu nekk suñu partenaire ba ñëwee ñu ne leen ba ngeen bala lu doon gën mooy ngeen def benn visite ak ñun ngeen def prospection parce que nit ki bala nga koy dimbale wala ba ngay collaborer ak moom di def benn relation de partenariat fokk nga xam réalité yi looloo permettre ñu ànd ak ñoom ñu nekk spécialiste de la reproduction ovine ba ñëwee ñu ànd wër lu war a mat juróom fukki bergerie def nañ ko Thiès def nañ ko ci banlieue bi ànd ak suñ benn mag muy docteur Nia ànd tamit ak beneen association éleveur boo xam ne duñ wax tur bi mais xëy na membres yi bu leen nit ñi gisee danañ leen xam ñu nekk ci banlieue bi ñoo xamante ne ñu ngi ciy def liggéey bu am solo
ba ñëwee ñu def élevage bi léegi élevage bi yaakaar naa ne phénomène la léegi surtout élevage de mouton laadum boo ci nekkul sax bu ne la xar mi ngi jaar nangam doo ko gëm. c'est vrai. waaw mais xar mi ngi jaar presque prix duñ wax prix daal mais njëg yu yéeme. te mën nañ wax ne nit ñi maîtriser nañ santé bi feebar yi ñu ngi koy faj ñu ngi ci am résultat. nutrition bi tamit am na ay usines yu nekk Sénégal nit ñi tamit ñu ngi defaral seen bopp aliment. maîtriser nañ volet nutrition. D'accord. donc dañuy gis ne volet reproduction bi ni ñu amee doom moom moo des. ñoom ay partenaires yu jógee France nekk ay spécialistes fas yéene liggéey ak ñun ba ñëwee ñu ànd ak ñoom lu ñu indi mooy seen benn matériel échographe la ñu indi bu sophistiqué. boo xamante ni à partir de 25 jours mën nañ détecter ne xar bi ëmb na wala ëmbul. xar ñu fàttaliku ne xar mi ngi ëmb téeméeri fan ak juróom fukk maanaam juróomi weer. mais à partir de 25 jours rek mën nañ xam ne ëmb na wala ëmbul. waaw docteur dogguma la sax foofu laa doon lii tey est-ce que mën nga ñoo xaymal ñaata xar ngeen joto eko ñu jàpp ndax fi nekk nii graisse bi dafa sonal femelle yi ñu ci bëri seen xar dañuy tëbu ñu yaakaar ni jàpp na or que jàppul mën nga ñoo xayma tournée bi ngeen defoon ñaata xar ñoo jàpp. waaw léegi comme jot nañ visiter lu war a mat 20 bergeries wala ëpp na ko sax. lu ñu def échographie ëpp na 50 cas. mais bañ xayma éleveurs yi ñoom seen borom lu ñu yaakaaroon ne yii ëmb na tëbu na. bañ xayma résultat échographie lu ñu joxe presque 40% ñoom ñoo ci ëmb. donc mën nañ jàpp ne problème am na problème de reproduction donc la reproduction n'est pas encore maîtrisée buñ ko éleveurs yi seen jot ñoom éleveurs yi. waaw si seen côté atteindre ñu ko. voilà donc voilà si atteindre parce que da ngay ñëw mu ne la bii tëbu na il y a 2 mois wala il y a 3 mois. donc jàpp na moom mi ngi xaar doom. ñu ñëw def échographie gis ne dafa am feebar si biir ba tax na mënul jàpp. léegi éleveur boobu nag dafa naroon a xaar 150 jours amul doom mu door a ne moom kon man sama xar tëbuwul woon parce que ba ma gisee mu am saillie naturelle mâle bi tëb ko jàppoon naa ne tëb na ma noté sama calendrier jàpp war a toog 150 jours dara amul nga war a reprendre à zéro te xam na ne fii mu nekk pratiquement ñi ngi organiser ay foire ay rencontres pratiquement tous les 2 ans wala chaque année day am compétition. yow boo amee retard de 150 jours war a recommencer waat mu war a tëbwaat 150 jours presque da ngay toog 10 mois yoo xamante ni à perte la. donc à l'œil nu c'est-à-dire boo xoolee ni mënoo xam ni que xar bi dafa ëmb. waaw xëy na bu avancé trop mën nañ ko xam léegi tamit mën na leen a nax. d'accord. mais daal lu ñu xalaat ne moom la nit ñi war a def ñoom mooy ñu jublu ci wàllu technologie. parce que mën nañu wax ne élevage léegi entreprise la. nit ñi ñu ngi si gagné xaalis bu bari. donc war nañ gën a yokk technologie bi. étude boobu nag ñoom spécialiste reproduction la ñëw nañ fi comme ni mu la ko waxee presque 40% ñoom ñooy won les causes yi mën na bari. waa léegi ci causes yooyu lañ ñëw te mën nga ñoo xaymal yan façon maladie mooy dal xar yi ba bu ñu tëboo du ñu jàpp ñu ci bëri. waaw léegi loolu échographie lu mu wane am na mortalité embryonnaire c'est-à-dire tëbu na ba mu am lumbu. mu dee ci biir. te loolu mën na nekk ci biir. lu yàgg. tant que dafa échographie ba gis ko boo ko traité wul mu expulsé xar boobu duutu am doom dañ naan dafa jaasir. d'accord. donc loolu technologie moom moo ko gën a génne. moo ko mën a génne mais taxaw nii rek ak yaakaar muy répété di ñëw chaleur du tax nga xam ko. beneen bi tamit maanaam xar bi mën na am doom sans problème mais mu am saleté bu dugg ci butitu njurugaay bi muy utérus bi. mu am métrite feebar bu tudd métrite wala endométrite. feebar boobu day tax moom tamit bu seeyaatee bu accouplé wu ak bu góor bi. mën na bañ a am doom. d'accord. nga yaakaar ne tëbu na fekk tëbul muy répété di répété. donc foofu dañuy wax ne moment improductif bi dafa bari donc loolu du luy jëmal càmm kanam. léegi nag yooyu yëpp spécialistes yi en collaboration ak man fa may liggéeyee ak vétérinaires yi ak éleveurs yi dem nañ ba xalaat ne loolu am na problème. mais tamit yemuñ ci loolu parce que ñii bañ defee loolu ba pare saytu am na ay solution yoo xamante ni mën nañ ko si apporter. solution yu mooy xeetu garab yoo xamante ni ñoom am nañ ko ñi ngi koy defar buñ ko indee xar bi bu ëmbee ba weer dese ko mu am doom
boo ko joxee xar bi dana am ëmbam, dana ko mën a continuer tranquillement, dana mën a am doom te du am benn problème, donc du am risque endométrite yëla ma la waxoon. ba pare doom bi tamit dana sawar, du am benn problème. am garab yoo koy joxaat tamit moom mooy mu raxas deretam. waaw muy def drainage raxas deretam ba bu demaatee weer nga joxaat ko beneen garab boo xamante ni day taxaat moom mu favoriser induction de chaleur bi. mu mën a soxlawaat accouplé wu. léegi garab yooyu yëpp am na, donc yooyu yëpp ay solution lu war a man ñeenti xeetu garab am na yoo xamante ni daal vraiment buñ ko jëfandikoo ci nu mu waree. du am benn problème si danañ gën a maîtriser reproduction bi. te qui dit développement de l'élevage, donc c'est la maîtrise de la reproduction. mais ci traitement boobu ngay wax tey jii éleveur bi moo koy defal boppam wala benn docteur vétérinaire mooy ñëw ci bergerie bi ndax li nga wax ni xawta compliqué. waaw léegi loolu xawta compliqué, mais comme nu ma waxee rek man fu may liggéeyee ñun duñ liggéey ak éleveur directement. parce que pour ma fàttaliku ne garab dafa am solo. surtout garabu vétérinaire. parce que ñi ngi faral di wax ne médecin bu defee erreur benn nit rek lay rey. mais vétérinaire bu fekkee dafa def erreur xar boobu ñu lekk ko. ñu rey ko. wala nag boobu ñu rey ko boucher bi jaay ko koñ bi yëpp lekk si. donc c'est une communauté, c'est une population. waaw donc mën na am intoxication. donc dem mën nañu wax noonu question santé publique la. loo tax ñun garab duñ ko jox directement ku ko xamul. faut que ñu jox ko cabinet vétérinaire bu am docteur vétérinaire. cabinet vétérinaire boobu nag moom moo xamanteeg vétérinaire yi mooy def un suivi. moom moo xam fu ñu ne moom moo leen di prescrire nu ñu koy joxee. ba pare tamit moom moo leen encadré. garab yooyu nag yàlla def na compliqué wul parce que du piqûre yëpp par voie orale la yii ñuy naan la. yii ñuy lekk la. donc ñun dañu leen accompagner. accompagner vétérinaire bi ba pare tamit en plus activité de terrain yooyu ñu def nañ benn panel nga xamante ni am na benn restaurant de la place bu nekk banlieue invité nañ leen fa waxtaan ak ñoom ci wàllu garab bi ba xam ñoom nu ñu ko gisee. mais xalaat nañ ne ñoom ñëpp à l'unanimité garab bi intéressé nañ leen. donc ñun suñ wàll moom mooy indi ko. ba pare encadrer leen ñu mën ko jëfandikoo ci nu mu waree pour gën a maîtriser reproduction bi. léegi docteur am na loo xamante ni tey jii wax nga ko am na ci loo xamante ni éleveurs yi dañ koy wax boo par exemple ñu ci bëri dañ naan maam ñi nañ daan yaree dañ daan jox ngooñ ak ripaas rek daawuñu jox garab ñu ci bëri dañ naan garab yu bëri yi ci xar yi da koy indil problème dog bu demee ba xar bi màgg feebar yu bëri garab yu bëri yi ci yaram loolu mi nga xam ne loolu moom mën nañu wax ne du ci càmm rek même si nit ñi sax noonu la. boo demee si xadi wala coro léegi ni ñu toggee bokkul ak ñu seen maam doon toggee. voilà seen doom tamit bu juddoo dañ koy yóbbu si pédiatre alors que maam yi soxlawul woon loolu. donc utilisation abusive des médicaments pratiquement am na si lépp. jamono moom moo bindoo loolu. waaw parce que léegi nit ñi gën nañ fragile jur gi tamit gën nañ fragile bu njëkk jur gi dañ pratiquement doon nañ rencontrer lépp lu ñu soxla. ci jaww ji ci nature bi. mais mën nañu wax ne loolu avec l'action de l'homme pratiquement jamono changé na daal. ba léegi lépp loo xam ne da nga doon bàyyi mu évoluer naturellement léegi il faut nga def sa loxo pour que mën a am gain bi nga ci soxla. waaw man li ma bëggoon xam mooy maanaam autosuffisance en mouton Sénégal kañ est-ce que mën nañu am yaakaar ni bés dina ñëw ñu dem ba ay tabaski bu jotatee du ñu soxla ay dem ci biti yu dëkk yi ñu dendal dem di jël ay xar ak kii ak yooyu loolu noonu est-ce que am ngeen yaakaar ni loolu mën nañ dem ba tollu foofu ak pour ñu tollu fa tam lan la ñu war a mën a def ba loolu. waaw loolu ñun ñëpp bon am nañ ci yaakaar mais dafa nekk liggéey boo xamante ni ñëpp dañ ci war a def seen loxo que ça soit muy secteur privé que ça soit muy secteur public ak éleveurs yi tamit. parce que comme man lu ma jàppale ñun société bu ma ne am na benn feebar boo xamante ni mi ngi tudd pasteurellose moo xamante ni day rey xar yi maanaam presque moo ëpp lu muy rey ci xar yi jamonoy nawet mais boobu ñun lu ñu ciy indi ci vaccin lu ñu ciy dugal di ko jaay éleveurs yi directement dans le cadre privé ëpp na presque 2 millions de doses ñu ngi protéger cheptel boobu. donc loolu da ngay gis ay éleveur moom dafa décidé ne man maay jël sama bopp def xaaru dara ci nguur gi donc loolu mën nañu wax ne privé bi il faut mu taxaw ci beneen bi tamit
askan wi foog ñu taxaw si parce que boo demee si dibiterie yi par exemple ñu bëri dañuy rey ay xar yoo xamante ni dañuy ëmb wala ñu ne yàpp tëng moo gën a tendre wala yu def na alors que loi bi interdit na ñuy rey xar bu jigéen bu nekk en production donc loo xam ne dafa waroon a produire boo demee Seras da nga fay fekk ay fœtus yu bëri ay doom yu commencé former yu bëri yu sax alors que loolu dafa waroon a produire day yokk jur gi donc travail boo xam ne nii ñëpp que ça soit muy éleveur bi que ça soit muy vétérinaire bi ak état bi ñëpp jàpp si vraiment que ñu mën a parce que tamit bu wér gu yaram amul il faut wér am il faut que tamit nutrition bi ñu maîtriser ko wàllu lekk bi te yàlla def tamit ñun suñ càmm surtout en milieu extensif ci àll bi càmm gi dafay dépendre ci jaww ji ci taw bi parce que il faut mu taw ñax mën a am jur gi mën a suur di màngee Saalum di màngee Jolof wala Fuuta di dem Saalum donc contrainte yu yëpp tamit am na ci donc il faut nga maîtriser santé bi maîtriser nutrition bi maîtriser reproduction bi pour que ñu gën a multiplier wu buñ gënee multiplier wu nag dana dem ba autosuffisance en mouton tabaski am mais à ce rythme moom buñ changé wul ñëpp nag ànd def loolu dina xaw a jafe ñi ngi am yaakaar lool nag mu am mais daal xam na ne buñ changé wul comportement yi daal loolu dina xaw a jafe du yomb Coro waaw man li ma koy laaj mooy tey jii comme ni nga demee tey jii ba am ci xam-xam macha allah est-ce que yéen a ngi koy yaatal di am ñoo xam ne ñoo leen di secondé tam ci métier bi ak tey jii yéen bu leen éleveurs yi soxlaa ñoom nan la ñuy def pour jot ci yéen et tout. waaw ñu ngi koy yaatal bu baax a baax parce que yàlla def na man fu may liggéeyee au début Dakar rek la nekkoon mais dem nañ ba ubbi nañ ñeenti agence Sénégal am nañ benn bu nekk Kaolack am nañ benn bu nekk Louga am nañ benn bu nekk Tamba il y a 2 semaines dem naa ba Kidira ba Bakel te incha allah suba mercredi dama fiy jógee dem ba boori Kolda ñooñu pour accompagner ñu nekk si côté boobu rek ba booli Veri Ngara donc ñun ñu ngi yaatal à notre niveau ñu ngi yaatal bu baax suñ formation bi docteur vétérinaire da ngay jàng da ngay am bac+5 wala bac+6 école interétat des sciences de médecine vétérinaire fa la docteur vétérinaire lu si ëpp génnee am na ñu jàngee France am na ñu jàngee Russie mais ku jàng ba pare tamit bu la fonction publique jëlul ñun danañ xool zone bu baax ci Sénégal ñu ne la fii soxla na cabinet vétérinaire ñu jàppale la fa yombalal la bu baax na nga fay installé récemment def nañ ko fu mel ni Koungheul def nañ ko feneen def nañ ko feneen def nañ ko feneen donc ñun ñi ngi yaatal pour que éleveur fépp fu nekk ci Sénégal mu mën a am accès à un soin de qualité. waaw ma Coro question bi mu posé tamit daal ba tey daf ñoo sonal ñun ñi nga xam ne ñoo yar laadum yi da ngay am benn cas bu yàkkamti bu urgent boo xamante ni tey da ngay woo vétérinaire mais da ngay mujjee sa xar day des ci sa loxo. vétérinaire yi ñoo doyul fii Dakar wala cabinet yi moo bëree. waaw ba léegi tamit comme lu ma lay wax médecine vétérinaire da nga ko privatiser donc nit ki bu fekkee ne moom boppam lay liggéeyal wala moom mu am contrat ak i éleveur wala yow nga woo ko fekk am na beneen déplacement bu mu dem wala tamit yow nga woo ko bien vrai que sax ak nu mu mënta demee dañu waatoon ne la santé animale avant tout mais tamit nit ki tamit doo ko woo si yenn déplacement yi par exemple minuit jot nga bëgg ko woo si benn cas mu war a jógee par exemple ba poste Thiaroye war a dem ba Almadies am na condition yoo xam ne nii boo leen ko liggéeyewul donc day tayal si loolu donc ba pare tamit bariwuñ waaw kon foofu éleveur dañoo war di signer contrat ak vétérinaire yi wala. waaw comme na wax boo demee toujours dañu war a gën a booloo collaborer gën a liggéey boo demee Maroc par exemple ñun ku mu neex rek élever mais boo demee Maroc pour nga nekk éleveur il faut être professionnel te ba pare état bi da lay wax ne il faut que nga am benn vétérinaire boo xam ne mooy assurer suivi bi il faut mu amaat un vétérinaire de l'administration boo xam ne moom mooy xool est-ce que seen contrat yéen ñaar ku nekk mi ngi def ak lu mu war a def il faut que ñoom tamit mu amaat beneen vétérinaire bu contrôler yow boo demee ba bëgg a rey sa ginaar yi poulet de chair wala xar bi il faut que ñu contrôler ko ba xam ne amul benn résidu amul dara lu war a gaañ askan wi donc mën nañ wax ne
loolu xëy na danañ fa yeggi parce que ñoom nee nañ il y a 10 ans 15 ans si ginnaaw pratiquement comme ñun luñ meloon mais dañu organiser wu rek donc ñun ñëpp buñ jàppee organiser wu donc danañ dem ba élevage bi gis nañ ne c'est un métier rentable ku nekk ma ngi cee am lu mu ci war a am donc buñ ko professionnaliser boole ci vraiment professionnels yi ñu mel ni docteur vétérinaire yi danañ gën a mën a avancer parce que ci sa gan yi nga xam ne ñëwoon nañ fii ci réew mi gan yi dañu vétérinaire yi ñoo leen jox déplacement wala éleveurs yi ñoo cotiser andi leen fi ak tamit échographie ba xam dañ leen ko doon ñaata lañ doon fayee ko échographie non léegi ñun ñoo leen fi indi comme fu may wax rek société bu may liggéey ñun ñoo leen fi indi ñoo leen wax ñëw leen jour nangam ba pare tamit programme bi ñoo ko définir ne nii nañ bëgg ngeen doxalee bu ñu doxalee ba pare ba ngeen gis réalité yi nag ñu door a xool yan base la ñuy liggéey échographe bi tamit dañ ne da ngeen indi seen appareil échographie ñu mën a def benn étude bu ndaw ci système de reproduction am lu ñu wan éleveurs yi ak daal fertilité waaw léegi ñoom bañ indee daal di seen benn expertise yàlla def na sax ñoom échographe bi ñu indi boromam mi ngi Sénégal peut-être bëgguma wax turam dana continuer def ba ñëwee dañu jël échographie bi jëlaale am na ku fi nekk noonu Sonko danañ ko formé waale nañ ko ba actuellement moom dana mën a continuer def loolu ba léegi tamit Dakar ñu bëri ñu ngi fi continuer def échographie am na des professionnels bugguma wax seen tur waaw mais ñu ngi fi éleveurs yi xam nañ ne lépp lu la wax ci échographie noonu la samay naataango la ñu ngi fi mais war nañ ko gën a mën a développer pour que retard bu ñu doon am ñu gën ko maîtriser léegi échographie bi ñun ñoo leen wax ne da ngeen koy def d'une manière gratuite kon éleveurs yi fay ñu dara éleveurs yi kenn fayul mais tamit bañ demee ba gis ne ñi ngi exagéré dañ ne élevage bu ñu dugg duñ si dépassé 3 comme ça ñu mën a def maximum d'élevage bergerie bu ñu dugg waaw léegi am na cas yu bare yoo xam ne nii gis nañ fa léegi ba léegi tamit beneen bi ñoom am nañ beneen garab boo xam ne nii au lieu que xar bu jigéen bi la léegi xar bu góor bi kuy bi moom moo ko war a jël moom moo yokk dooleem pour que mu at mi mu mën ci am doom yu bari parce que boo demee ba léegi dégg xar yu jaray 50 millions donc xar boobu il faut que mu nekk xar bu am doole mën a joxe beaucoup de produits pour que docteur li ñu joxoon ci waxtu jeex na ñu bàyyi la nga tàggatoo waaw kon lu may wax rek maa ngi leen di sant Baye Laye maa ngi sant monsieur Ndiaye di sant Khady madame di sant Thioro aussi di leen gërëm bu baax yéen mu ñu permettre plateau bi ñu mën ci waxtaan ak éleveurs yi mën a waxtaan tamit ci wàllu reproduction bi xëy na beneen yoon sama ñeneen naataango danañ jaar mën a développer waat yeneen thème inchallah donc ñun ñoo lay gërëm bu baax ci teewaay bi ak itam leeral yëpp yi nga xamante ne apporté nga ñu ko may gërëm également Mbaye Laye bàyyi ko mu tàggatoo. waaw maa ngi koy gërëm moom mi ci nangu gi mu nangu ñëw ci plateau bi ndax macha allah amul jot. ndax docteur vétérinaire yi dañu saturé pour nga am ci kenn rek lu nekk ngay daj pour waxtaan ak moom ci wér-gu-yaramu xar yi waaye dañuy gërëm ku ci mel ni docteur Niang. moom jàpp na ci liggéey bi torop ak ku ci mel ni ñoom Baye Demba Fall ak ñoom Baye Dame Ndiaye ak ñoom Pape Gueye Pikine ak waa éleveur banlieue bi yëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm aussi tamit damay gërëm sama benn xarit sama benn boy ñu naan ko Serif dëkk Thiaroye-sur-Mer di DJ Boubs Junior di sama fierté daal tey ñooñu rek laay nuyu. DJ Boubs dafa am junior. waaw d'accord Thiaroye Géej la nekk. Thiaroye Géej. waaw te xam naa DJ Boubs bu mag bi mu ngi koy dégg. waaw mu ngi koy dégg. donc ñuy jaajëfal bu baax kon Mbaye Laye di ko jox rendez-vous semaine prochaine incha allah bu ko defee mu daal di ñëw ci leneen loo xamante ne ba tey ñeel na wàllum élevage ñu jóge ci moom nag jàll ci rubrique justice sondu ci ak Pape Ndiaye.